ñeenti waxtu ak genn wàll ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg ñun xibaar yi wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. Senelec tolluwaay bi jamono ji ak coow li ko topp ci yokk bi xaalis bu bëri bi ci dem tax ñu jagleel ko gëstu des na gis ni du jafe-jafey xaalis waaye jafe-jafe yorin la di gestion. Sonacos moom itam am nay jafe-jafe nde bi mu ubbee Secom ba léegi bi campagne bi tàmbalee traite bi taxaw gisagul ku ko ni ndong sa saakub gerte si peeguñu ko fa mu jur jàqare ci ña fay liggéeyee ndax njëkk gi leen sut nit ñi di ko jaay. ñaar fukki junniy toni carotte la ñuy xaar ren ji mu ñore ci réew mi fii ak ci kanam tuuti buñ jullee tàkkusaan ba noppi jombul waa ARM dinañ déggoo ci prix bi nga xamante ne ni moom la ñuy daal di fixé ak itam nu ñuy def ba fekk ñi nga xam ni ñooy baykat yi réew mi. mbëbës itam des na xeltu ci wàllu mbalit ma nga xam ne moom lañ fay def te ña dëkkee ca gox ba ni dàquñu nag dem ba daal di tere benn oto mu sotteeti fa mbalit ndax ma nga leen di bëgg a rey fi mu ne nii di leen xirte mu ne su koo dëkkee ci wàllu wér-gu-yaram ñey buujumaan yi ni ñoom nag loolu d'accorduñ ci. tàggat yaram 8e de finale Ligue des champions Real Madrid Manchester City Liverpool Atlético mooy ñaari jongante yi ci ëpp doole. en classe li ci yéenekaay yi la ñuy daanele. Senelec la coow li topp gannaaw ba nga xamee ni yokk nañu courant bi ak léegi yorin wi fi mu ne nii nag soxal bu baax a baax nit ñi ak li ciy def ci xaalis boobee ba léegi fan la dugg mel ni gafaka gu bënn ndey du jafe-jafe xaalis waaye jafe-jafe la ci wàllu yorin wi Mouhamed Alimou Ba moom moo ci amalub gëstu ñu teewlu ko ci. Senelec boo xoolee bu baax amul problème état financier waaye nag problème gestion la am ndaxte boo xoolee bu baax charge yi bëri na lool. directeur général Senelec nee na boo jëlee 393 milliards yu ñu def ci wàllu gestion 2018 35 milliards kese lañ ci jël ngir charge yi waaye nag ñi bëri d'accord ñu ak chiffre boobule dañoo jàpp ni charge Senelec yi dem na ba 60 wala sa 65 milliards naka noonu itam am nañ lu bon 2500 employés yoo xamante ni ñoom ñëpp dañ leen di fay ay payoor yu duuf daanaka sa ñoom duñu fay courant kon charge d'exploitation yi bëri na looloo tax kon Senelec am ay difficultés naka noonu itam Senelec boo xoolee bu baax day génnee ci gafagam jàppale ministère de l'énergie boo xamante ni amal na boppam budget Senelec dina ko yokkal budget te loolu yëpp consommateur bi moo koy fay. Senelec boo xoolee bu baax waxoon nañ ko mu xoolaat nu muy doxee ñu wàññi travailleurs yi naka noonu itam ñu éclater Senelec ñu def ko ñeenti pàcc. premier pàcc bi toppatoo wàllu production beneen pàcc bi toppatoo wàllu distribution bi beneen pàcc bi toppatoo wàllu transport ak wàllu énergie renouvelable waaye nag ba léegi nii document boobu dañ ko ranger jotuñu ko jëfandikoo naka noonu itam boo xoolee ci document plan yeesal 2016-2020 wone na ni Sénégal nu mu chéré courant dafa jéggi dayoo kilowatt heure bi dem na ba 130 francs alors que boo xoolee ci 2020 ci document boobu neewoon nañ dañ koy jaay sénégalais yi diggante 60 ak 80 francs ba léegi nii loolu amagul daanaka yokk lañ ci gis. ba tey ci wàllu geneen kuréel ci koom goo xamante ne nii ci gouvernement bi la taqadi Sonacos moom itam fi mu ne nii am tiit di tàmbalee am ndembe ba tam moo nekkoon juróom benn fukki junniy ton ak juróom seko ba nekk ca diwaanu Sigicoor nag moom saako sippikoo gu fa ba ñu tàmbalee campagne beeg léegi ndax ñeent fukk ak ñaar yi ñuy wax ni moom la ñuy jëndee dañuy gis lu ko gën fuuf dem jaayi ko foofee nag muy juróom fukk ak lu ko romb Lamine Ba. ba léegi amul doomu gerte bi nga xam ne wàccee nañ ko ci Sonacos bu Ziguinchor li ko waral nag mooy béykat yi dañoo bañ a jaay li nga xam ne moo di seen gerte bi ñii di opérateur privé stockeur yi li ñuy def nag mooy jaay ko chinois yi nga xam ne nag dañ leen di fay ci kilogramme bi lu weesu juróom fukk opérateur privé stockeur yi nekk ci bët saalumu réew mi di naxarlu loolu bu baax a baax Assane Mbaye moom mooy seen njiit. ren nawet bi melul ni mu waroon a mel chinois yi liñ soxla ci gerte li fi wàcc ren ci chinois nekku fi woon daaw chinois yi balaa ñuy fixer prix gerte bi balaa état di fixer sax prix gerte bi di wax ne délai bi campagne bi le 3 décembre la fekk na ñu dugg ci àll bi commencé di jënd 250 275 du borom usine du opérateur du transporteur ñëpp a nekk ci ay jafe-jafe. zéro benn point de collecte boo xam ne kilo gerte am na fa amul usine baa ngi nii benn du Kolda du Ziguinchor benn kilo gerte amuñu ko. OPS yi nag jàpp ne ni mbir yi di demee jamono ji ba moytul campagne bu doy waar lañ nar a dund ren ji ba tax na jàpp na ne nguur gi nga xam ne moo waral li ni mel nañ ci jël ay matukaay ci lu gën a gaaw. vraiment état bi moo ci war a jël ay matuwaay. joxe engrais joxe matériel agricole soissonné ko nit ñi bay warul seetaan gerte gi étranger di ko yóbbu
semence du am usines yi du ñu am usine bu doxul ci réew est-ce que réew mi dina dox ñi daan liggéey ci usines yi dañuy toog nekk semence ñeneen ñi doon liggéey ci gerte gi dañuy toog semence nekk semeur loolu nekkul loo xam ne luy kii la. jàpp nañ ne nag fan yii di ñëw nañ amal yeneen xeetu manifester ngir yégal kilifa yi ne kontaanuñu nañu amalee jamono ji li nga xam ne nag moo di campagne de commercialisation bi bëgg nañu it li nga xam ne moo di opérateur chinois yi ñu jëlee leen fii ngir ñoom ñu mën a amal seen liggéey na mu waree. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. lu ñu bay ba mu ñor di toll ci ñu koy deqi fi mu ne nii di carotte ñu ni nag lu mustu ñor dina ñor ren ji ci réew mi 20 junniy tonnes ñu ngi koy xaar nara doon gulet te Sénégal lim ci mën a jëfandikoo 10 junni ak ñaar la juróom-ñetti junniy tonnes kon war a des tax nag ñu ni bu kenn dugalati lii di carotte ci biir réew mi waxtaan wi ñu ci sumb nag ci kanam tuuti des na ci dellu si wàll jombul waaye laata loolu tolluwaay bi jamono ji ak Cheikh Anta Diop. campagne ñum carotte de ubbi na ñu defe ko fii ci Fass Boye ci tool yi daanaka carotte ji ñor na ba ren ji de carotte bari na lool Cheikh Awa Balla Boye moom moo jiite ñëpp ñu yëngu ci wàllu filière carotte fii ci Fass Boye ren ji ñu gis ne li ñu fas yéene déqi de bari na lool daanaka buñ koy xayma moo ëpp at yi ñu weesu. kon loolu juróom-benn dëkk rek bay nañ loolu. waaw noota bokk ni Mboor a ngi nii Jogo Kaw a ngi nii Jogo Lompul fépp Fass Boye rek moo bay loolu 300 000 sacs la ma jox léegi kon bu ne mën nañu yor Sénégal ci carotte xel mën na ko 2013 2014 jotoon naa note bi Sénégal mu ngi importé 1,4 quelques millions ci carotte xam nga loolu xaj na ci réew mi. jafe-jafe yi nga xamante ne nag producteurs yi yëkkati nañ ko moom mooy carotte yi amuñu fu ñu ko denc ba lu ci bëri dafay nëb. moo lu gën a yitteel balaa sàmbul faat loolu moom état nañu ki taxawal jafe-jafe la ñu am bu génnee produit bi carotte mi ay sax di ko yeb di ko baaje bu géej gi faral du ñëw ñoom duñu amuñu yoon amuñu fuñ jaar. agence de régulation des marchés di ko nag doon saytu carotte ji ren ji wax ne lépp loo xamante ne carotte ju daan jéggaani bitim réew daañu ko téye ba carotte ji jóge fii ci réew mi jeex Babacar Sembène nekk directeur exploitation bu agence de régulation des marchés. production bi dafa gaaw ren mu teel a ñëw si marché bi loolu tamit dinañu mën a jox occasion ñu waxtaan ak commerçant yi xoolaat date bi ñuy jàppoon si kii bi pour arrêter importation yi réunion bi convoqué nañ. ab réunion sax daañu ko amal tey jii waa ARM bokk kook producteurs yi te tey jii la ñu fas yéene xam bés bi nga xamante ne moom la ñu dakkal carotte gi jóge bitim réew. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ñu daal di dolliwaat ci xibaar boobu ni kon ñu ngi koy topp nde jamono yi ñoom waa agence de régulation des marchés ñu ngi ci réunion bu ñu doppee des na jokkoo ak ñoom bu anto wax ba tey ci wàllu koom ak 10 milliards ak ñett yu ñu war a def ci 2 junniy ndaw jàngal leen ay métiers yoo xamante ne ni du doon yu kawe lool yu diggu doomu lay doon ci wàllu pétrole ak gaz ndax njort jes am ci réew mi nii balaa yàgg des na ko tàmbalee jëfandikoo ñu bëgg doomi réew mi liggéey boobee ñu mën caa teg seeni loxo tey jii nag ñu amaloon ab atelier bu ñu ci doon waxtaanee Kumba Sagnane Faye. nañ ne soxla nañ ay mécaniciens soxla nañ ay logisticiens soxla nañ ay électriciens soxla nañ. 2 junniy ndaw ñu tàggat leen ci liggéey yu laale pétrole ak gaz 13 milliards ci suñu koppar moom la ñu dugal ci boobu lépp projet Dame Diop bi ñu dénk wàllu xëy mi ak tàggat gi. 10 milliards la ak ñett centre de formation moom la ñuy tàggate ndaw ñi ci wàllu pétrole ak gaz ci Ndar tàggat 2 junni ndaw ci wàllu pétrole ak gaz ñu jàppoon nag jaadu na ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci pétrole ak gaz ñu daje ak ñoom pour ñu wax ñu. métier yi nga xam ni war nañ ci tàggat ndaw ñi. leneen lu ñu war a mën a bàyyi xel ci yorinu pétrole gi ci réew mi di fexe ba pétrole googee nekk ci géej gi du lox lim fi fekk lu ci mel ni jën te doomu réew mi yitte woo ko lool Boubacar Mbodj doon conseil spécial bu njiitu réew mi ci lu ñeel énergie ak environnement moo gisee noonu. nee nañu sax 60% suñu apport protéine ci géej gi lay jóg. war nañu fexe ba pétrole bi ak gaz bi lim fi fekk ñu jàpp ko saytu ko ba bu mën a continuer di jëriñ réew mi. leneen lu ñeel boobu lépp projet lu tollook 250 kërub liggéeyukaay di yëngu ci pétrole ak gaz dinañ leen joyantiwaat yooyu lépp kërub liggéeyukaay ñuy woo sax ngir ñu jëlas tuut ci li ñuy am dugalaat ko ci askan wi ñu duppee ko RSE jëwriñ ji taxawal ay kuréel ay dispositifs yoo xam ne ni dina permettre que pétrole bi ñu exploité ko ci jàmm mu nekk njëriñu réew mi nekk njëriñu doomu réew mi mais li tax ñu am ko aussi entreprise yi jouer pleinement seen responsabilité sociétale environnementale ndax contenu local bi nga xam ni moom la Sénégal taxal mën a am sens. Thiès Kaolack Ziguinchor ak Saint-Louis di gox yi projet bi yitteel. ñu wax ba tey ci wàllu pétrole boobu ak nag waa ministère bi li ñu ci am ni mébét mooy fexe ba lënt yi am ci wàllu xibaar yi fay jógee ñu jaarale ko ci foo xamante ne nii déggoo dinañ ci am mu gën a leer doon pexe moom nag ànd nañ ci ak waa UEMOA ñu doon ci daje tey jii ci système d'information énergétique ñu ànd ceeg leeral yi Pape Balla Gueye
fexe wàññi ñàkkum xibaar yi ci anam yi nga xamante ne noonu la ñuy suqali secteur énergie bi doon na ay défis yoo xamante ne Sénégal soobu na ci suñu sukkandikoo ci Fatou Sow Thiam moom mi nga xam ne mooy coordonnatrice su système information énergétique bu Sénégal muy xamle ne ñu am ay xibaar yoo xamante ne yu mucc ayib la day tax bépp dogal bu ñuy jël ci wàllu woowu mu doon loo xam ne dafay leer. bu ñu bëggee saytu li ñuy liggéey lépp lu ñuy liggéey maanaam ci politique énergétique dañ koy teg fu leer te bu ñu bëggee teg fu leer il faut que ñu am ay données yu leer donc lii pour que Sénégal mën a yokk li mu amoon ci données yu leer. xam-xamam màcc ci wàllum programme politique énergie planification stratégie nekk ci IFD di institut de la francophonie pour le développement durable Ibrahima Dabo nag mu ngi rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne Sénégal mu ngi koy def surtout ci kuréel gii di UEMOA. surtout la bonne nouvelle bu baax bi mooy que Sénégal léegi nekkatul moom kese ci aventure bi ndaxte juróom-ñetti réew yi nekk ci mois bi yëpp ñoom ñëpp kon jot nañ am système d'information énergétique day tax kon ñu échanger lëkkaloo ci wàllu information application bu baax. disons propre. mu xam bu baax a baax njëriñu que yenn ci ay données yoo xamante ne dañ ko jëmale ci wàllum énergie Aïssa Kabo moom mi teewal commission UEMOA muy dellu di ñaax ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ci bokk ñu daal di faral di dugal xibaar yi gën a wóor ci plateforme bi nga xamante ne moom la ñu taxawal. maa ngi leen di ñaax rek ngeen def seen kenn kàttan ngir mën a moytu yenn gàllankoor ci wàllum dajale ak wàllum traité li nga xam ne moo di données yi. ay recommandations yu bari ñu daal di koy yëkkati li ñu bëgg mooy fexe lépp li ñu amagum ñu daal di koy ñoŋal waaye tamit yokk ci analyse yi nga xamante ne dañ ko war a def ci secteur yu ci mel ne mbay mi ak artisanat. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Oumar Gueye ma nga woon ca au conseil des collectivités territoriales tey jii waxtaan wi bokkoon ci zéro déchet zéro bidonville di ñaari programme yi nga xam ni bokk nañ ci ñaareelu mandat bi ci ëpp doole mu ni nag mairie bu nekk da caa war a jàpp ngir loolee nag mën a am ndam wax na itam ci wàllu yeexaay bi léeg-léeg ci këyit yi nga xam ne nit ñi dañ koy soxla ngir mën a tabax ci ni mu gaawee ñu déglu ko ci micro Salimata Aw. fii ñu nekk nii ñu ngi ci collectivité territoriale bu ñuy wax tabax ci collectivité territoriale lay doon bu ñuy wax mbalit mi ngi ci biir collectivité yi de par la loi dafa am lu loi bi joxe collectivité territoriale bi maanaam délivrer par exemple ay autorisation de construire maire yi ñoo ko yor ñoo koy joxe bu fekkente ni ci wàllu déchet la tamit mbalit mi yoon moo jox ndigal maire yi ñu toppatoo seen dëkk maire bu ne ak conseil municipal am ceetu dëkk bi yow la war d'abord mais boo gisee état jël lu bare di ko ci dugal dañu constaté ni mu waroon doxe ko moo tax ci biir waxtaan bi ñaax nañu maire yi ci seeni budget ñu ciy dugal set ci dëkkuwaay yi set ci école yi set ci mbedd mi set ci marché yi état bi dina ñëw def renfort bu ñu doxalee nag ba yëf yi ñu xam ni wax dëgg yàlla maire yi mën nañ ko jël en charge boobaa état bi dañ ciy rocceeku bàyyi ko ak ñoom di leen jox ay subvention pour que ñu mën a def liggéey mais nañu jàpp ni daal setu maire yi setu collectivité territoriale responsabilité conseil municipal bi la ak organe exécutif am muy maire. ñu wax ci wàllu wi ba tey ak mbalit mi nga xam ne nag jur na coow fan yi ak marche buñ ci woote woon keroo gaaw ca Mbëbës ña ko dëkkee bëgg na gouvernement bi daal di koy tuxal ñu ni dàquñu sax yegg ba ci oto bu sëfati mbalit jëm fa ñu wàññi la nga bañ ko faa sippi ndax nag sonal na leen rawatina ci wàllu wér-gu-yaram ñi ngi ci jox kàddu bokk ci ñi nga xam ne ñooy for ca mbalit moomee nag la ñuy dundee ñoom nee nañu d'accorduñ ci tëj gi Nafissatou Sylla tëj décharge Mbëbës récupérateur yi ñu leen di woowee Buujumaan lànk ba tëdd ci suuf dogal googee nag ñoom ñu jàpp ni du lenn lu dul politique ak bëgg nangu suuf soosee El Hadj Malick Diallo di président association récupérateur yeeg recycleur yu décharge bu Mbëbës. c'est-à-dire j'aime pas entendre le mot fermé xam nga li ma bëgg a dégg mooy ndax mën nañoo defaraat Mbëbës wala déet mën nañ ko defaraat nag ba doo sentir ne fii la Mbëbës nekk loolu nag moo ñu gënal parce que fi mu nekk nii soo gisee nit ñi di wax parce que dafay saxaar dafay am bruit dafa am nangam mën nañ ko defaraat ba nga xam ne doo sentir ne fii la Mbëbës nekk xanaa tukki nga gis nga ay décharge yoo nekk ci yeneen dëkk yi ay décharge yoo xam dafa financé comme hôpital man d'accord uma fermeture bi ñi naan dafa dem ñii am na ci ñoo xam ne ay terrain lañ soxlawaat ak ay yu kenn xamul yaa ñun xam nañu lan la. syndicat national bu liggéeykatu nettoiement bi nag gis ni dogal boobee lu jaadu la ñu ànd ak ñi di askan wi dëkk ci pegg woowee di koy ñaawlu Madani Si secrétaire général bu syndicat bile jàpp ni mbir mi sax waruñu cee yéex. waaye nag man li mi foog ñu am fu ñu ko def mais foog aussi ñu trouver ay solution peut-être que Mbëbës di war na mën a nekk benn zone boo xam ne
dina permettre tey dootul andi pollution bi mu nekk ak nuisance bi nga xam ni ñu koy créer parce que tey ñëpp gis nañ ne tey mbëbës tey dafa mel ni benn bombe écologique la tant que ñu ngi dund mbalit dafay am te mbalit mënoo ko bàyyi noonu il faut ñu wut ay usine de traitement wut ay centre d'enfouissement technique wut ay usine de recyclage. récupérateur yi nag di wéy di lànk ba tey gis ni seen liggéey sax mën nañ ko cee ñàkk. buñ ko yóbbul feneen ñun dañuy dem feneen comme li ma la wax suñ demee feneen nag ñoom ñu exploité li fi jot a jur suñu ginnaaw te ñoom it fii lañ ñu fekk si na ko nit ñi xalaat quand même parti bi ci gën a rëy ci liñ ñu wax ñun ñoo ko war a moom. Madani si gis ni débat bi nekkul ci tëj mi waaye ci ni mu gën a gaawee ubbi beneen décharge bu bees. foog nga def ay étude et impact environnemental nga xam ne ni fii buñ ko fa defee du andi benn jàngoro forcément foog état trouver ay solution population bi d'accord ñàkk d'accord. mission boobee nag bu état la gis nañu itamit ni urgence la wala sax priorité ci askan wi ak ci seen wérgu yaram. tàggat yaram Youssouf maa ngi lay nuyu. di la fay Makumba di nuyu ñëpp. ñu lay dalal jàmm. jëf merci. di la joyeux anniversaire. merci beaucoup. ñu tàmbaleeg ak football ak Ligue 2 bu Sénégal ñuy yeggali tey kon deuxième journée bi ci stade Amadou Barry match bi door na diggante équipe bi di Guédiawaye football club ak ñii di Kër Madior Guédiawaye football club nag moom ci match bu njëkk bi match nul la defoon benn poñ la am Kër Madior amoon ci ndam kon match bi door na. ci Europe xam nañu affiche wu kon lii di huitième de finale Ligue des champions tey lañ leen def tirage au sort bi ca Suisse Liverpool mi yor raaya bi Atlético Madrid lay dajal Atalanta Valence Real Madrid Manchester City Chelsea Bayern Munich Tottenham mooy daje ak Leipzig Naples bu Kalidou Koulibaly mi nga xamante ne kon amee na gaañu ci championnat bi week-end bi FC Barcelone lay dajal Lyon Juventus Turin Dortmund Paris Saint-Germain match aller yi diggante kon 10-11 mars 2020 lay doon. Europa League bi moom it xam nañu kon affiche wu 16e de finale club Bruges mooy club bu Krépin Diatta mooy daje ak Manchester United. Olympiakos bu Pape Abdou Cissé Arsenal lay dajal club bulgare bi di Ludogorets foofu la Stéphane Badji nekkoon ancien joueur Casa Sport mooy daje ak Inter Milan Bayer Leverkusen FC Porto Getafe Ajax. bokk na kon ci affiche wu 16e de finale Europa League yooyu la kan nga xamante ne ñoom it ci weeru mars lañ koy jongante. ñu ñëwaat Sénégal waxtaanee wàllum bëre door ak combat bi ñu wax ni kon kii di Luc Nicolaï moo ko taxawal diggante kii di Ama Baldé ak Modou Lo di affiche boo xamante ne kon amateur yëpp ko doon xaar ban taxawaay kon la ñaari mbër yooyu kon war a am ci combat boobule. ñu ànd ceeg Abdoulaye Maron di suñu naataangoo xelam màcc ci wàllum bëre. mu di combat boo xam ne combat bu am solo la ndax ki nga xam ne moo di Modou Lo amatul lu muy prouvé ci làmb ndax daan na fi champion yu ne kon Modou Lo da di champion boo xam ne daje na ak champion yépp kon ki nga xam ne moo di Modou Lo fi ñu toll kan lay war a mën a dajeel ci làmb ji lu dul may ay rakam chance ndax jamono bi muy bëre ak Boy Kayre moo ko féete woon mag kon jot na mu croiser ñi nga xam ñoo di ndaw ñi ki nga xam ne nag moo di Ama Baldé dugg na ci cour des grands nga xam ne cour boobu dugg fa yombul ndax moom da di koo xam ne am na fit am na doole kaar te lu taxaw ci kanam jàpp na ne moom moo ko mën kon da di combat boo xam ne Modou Lo faaw mu dajeek moom ndax bu dajewul ak moom jamono ji ñu toll yàgg dañuy daje ci làmb ji ndax mbër ci kaw lay fekkante li ñuy laaj nag mooy ndax Ama Baldé mën naa dékku dóoru Modou Lo ndax Modou Lo dafa nekk mbër moo xamee ne day naxantege wër-wërloo ba bi ñu am li mu bëgg waaye Modou Lo doole yi nga xam ne Ama yor na ko doole ndaw te Ama lu mu jàpp moom tamit moom moo ko te loo dóor mu faxas ko ndax moom it bu jàppanteeg moom dara du feeñ di combat boo xam ne daal gars yi bëgg nañ ko lool bis buñ jàppantee ñoom ñaar laata lool xeex am ragal naa buñ jaxasoo di nga gis jël bu rëy rëy. ngoo kon ñuy xaarandi làmb ju rëy couronne bi moom la ñuy tegaat en jeu Makumba. mu nekkoon xibaaru tàggat yaram yi ñuy gërëm bu baax Youssouf Bodian en classe ñu ànd ceeg Alaaji Njogu Jeen. yàlla nag jàmm ñuy dox tey gëstu bu yaax jagleel ko daara yi nag nekk lu am solo ci wàllu njàng mi nga xam te ne bokkul ak l'école tubaab wante ñi ci yëngu gis ne dafa mel ni nguur gi daf leen a bàyyi ak seen bopp fàtte leen na naka la daara yi di doxee ak lan mooy seen jafe-jafe ñu déglu si reportage Mouhamed Nabi Sila ci benn daara nekk ca Ronk. gannaaw ba mu nekkee ci dëkkub kaw gi ci biir commune bu Ronk daara Serigne Djibril Ba siiw lool ci bërëb bile. Ahmed Ba laa tudd man maay taw ngóor gi lañu wax fii mooy daara Djibril Ba moom góor gi mu tudd dëkk papaam bi jaar ci oustaz man nañu ay 18 oustaz mais ñi sant yàlla ba nga xam ne oustaz yi fi jaar yëpp dañ naan bay jël lu ñu bayee di ko fayee oustaz ñi fi jaar ñi def ci ñoom xam-xam ñu jëlu si ñëw dugg ci daara ji téeku
taalibe yi duñu yalwaan montinde lim bi ne ci bërëb bi bare na lool. daanaka ay ñeenti ustaas ñu ngi fi ak ñaari xale yu jigéen yoo xam ne ñoo leen di jàppale ci daara ji 412 élèves moo fi nekk am ñu fi fanaan am ñu fi yendu ñu leen di toog ay yalwaan moom defuñu ko wax dëgg yàlla ndax ñoom bu ñu soxla dara dañuy dem ci toolu liggéey bu ñu liggéey pare indi def fii ci daara gi guddi gi fii dañuy nekk dañuy waxtaan ak ustaas yi bu fokkee rek danañu foofu. Oustaz Ousmane Ndiaye yokku ci njàng mi di am ci fulla ak fayda waaye askan wi jàpp ci bu baax a baax ñoom ñuy wéyal seen njàng ci yeneen i bërëb tax tey ji ñu am ay résultats yu am solo. mooy ñett yoonu xale boo xam ne wàcc na alxuraan moom fii tari am na ñeent yoo xam ne wàcc nañu mais li ñuy soxla mokkalaguñ ko bari nañu génn fii dem al Azhar bari nañu génn ci daara ji dem ay Tivaouane bari nañu génn fi dem ay Dakar fu nekk rek ñoom bu ñu génn fi dañ fay mën a dem. ndimbal ñeel leen lool suñu dégloo kàddu yu jóge ci Oustaz Ousmane Ndiaye. installé nañu fi courant ñaar fukki lamp ñu fi taal par guddi mais tabax yi normal lañu fi ne tey bu tawoon nawet nii léegi doo mën dugg fii parce que taaxu ban la doo xam nooy def. fexe nag ba nguur gi def wam waayam ak daara yi nga xamee ni dañu wàccoo ak yoon doon li war ngir ñu gën a fulaal njàngum alxuraan mi lay RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla. njiitu kuréel gi di yëngu ci wàllum njàng mi di COSYDEP bëgg ñu jox gëdd njàng yi am yëpp ci réew mi ci loolu Cheikh Mbow xamle ne nguur gi dafa war a gën a jàppale daara alxuraan yi. fexe ba nga xam ni fépp foo xam ni xale moo ngi fay utee xam-xam muy école publique bi muy daara ji ñu mën koo jàppale gunge ko ci xaalis bi ñu fay dugal gunge ko ci jàngalekat yi ñuy tàggat gunge ko it ci liñ fay jàngee noonu buñ ko defee dana mën a tax évidemment ñu am benn façon jàngale boo xam ne li fay génn ab benn sénégalais dong lay doon te loolu pour réussir ko nag jàpp nañ ni dana am solo que loolu ñu tuddee non formel y compris daara yi ñu xam ñan lañ fan la ñu nekk ñaata lañ xamit ñan lañ leen di jox leen tamit financement bu am solo bi war a tax nga mën ko réglementer ba nga xam ni da nga mën a toppatoo ci lépp loo xam ni li ñu tuddee norme de qualité mooy bërëb bi ñuy jàngee mu nekk bërëb yoo xam ne xel dana ko nangu liñ fay jàngale mu ànd ak sénégalais bi ñu bëgg mu génn fa waaye yëpp ni ñuy tàggatee ak gunge jàngalekat yi fa nekk it mu nekk lu ñu seetlu. dañuy jeexal ak nataal bi ñu leen di xamaleeg tey benn directeur école bu nekk ca Kaolack Adama Koli ñu ràññee ko ci pas-pasam ci liggéeyam donte mi ngi dund jafe-jafe ca l'école ba mu nekk nataalam ak Ibrahima Diamé. Adama Koli moom mooy directeur école primaire Kanda Amady Diago 2 bu IEF bu Kaolack département mu doon école bu bees waaye nag nekk ci abri provisoire. espace bi nga xam ne foofu la ñu dugal xale yi espace bi dafa tuuti pour abriter xale yi donc pour yow nga déplacer mën a suivre xale bu nekk loolu nekk na aussi problème donc moo tax condition yu jafe la ñuy liggéey ndax CP bi 80 élèves la CI bi nekk na 91 élèves. moom Adama jeune la am teint bu ñuul taille moyenne moom nag ba mu paree formation lañ ko daal di yóbbu ci àll bi laata mu fi doon directeur d'école. et fii de Saint-Louis laa jaaroon donc bi may génn en octobre 2001 lañ ma affecté benn dëkk bu tudd Ngondi mi ngi nekk à 5 kilomètres de Ndofane alors man nekk fa chargé d'école maanaam man donc maa fa nekkoon maa ubbi yoon daanaka école ba donc foofu laa nekkoon ba juróom-benni at ñu soog ma affecté ma ñëw dëkk bi tudd Thiawandu bon foofu laa def 10 ans tey jii maa ngi Kanda Amady Diago depuis 2 ans. tey jii nag mbébétam bu gën a rëy moo di fexe rek ba école am bi la bokk ci école yi gën rawatina ci wàllu résultat. gannaaw mooy sama métier di doon sama liggéey am excuse pour naan war maa def résultat. ak école bi nag ni mu bindoo kër gi ñu luwee la risque yi bëri na rawatina ci wàllu càcc gi nga xamante ni bëri na lool ci quartier bile moo tax moom directeur bi xalaatul bàyyi benn yoon matériel am mu fanaan ci école bile moom nee na bureau ambulant la yore. suñu direction ambulant la ñu yor parce que tu es obligé nga wàccaale ak sa bagage yëpp chaque fois nga di ko yóbbu kër ga donc loolu déjà problème la. ñuy gërëm Ibrahima Diamé ak Mohamed Nabi Silla mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci en classe dig daje altine bi di ñëw.